na rek ci biir Sénégal di coow daal di ko créé ci biir réew mi. est-ce que scandale la mu koy génn comme ni ko média yëpp war a defee xëy na ñoom dañoo am doole def yooyu mais bu doon seeni Sénégalais am nañ moyens yi ñoom am xëy na dañu ko génn. bu ñu informé woon juste et vrai de mën a la ñu waxoon ci scandale yi pétrole ba anam. loolu tribunal dina ko leer tribunal. mbokk yi safoo Leral TV jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu di amati mbégte di leen dalal seen émission bi di Jokko nag comme ni ngeen ko baaxoo xamee mooy émission bi nga xam ne dafay waxtaane lépp lu jëm si actualité nationale tey nag actualité yi ñëpp xam ngeen ko mooy le feebar bi nga xam ne moo lëmbee àdduna lëmbee Sénégal muy le coronavirus wala Covid 19. tey nag ñu fas yéene wàcc si askan bi waxtaan ak ñoom waaye à travers seeni élus locaux ñi nga xam ne ñoo leen gën a jege. moo tax tey ñu tànn fii koo xam ne xam ngeen ko yéen ñëpp muy monsieur Pape Gorgui Ndong ministre Pape Gorgui Ndong nekk maire commune Pikine Ouest monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu la bàyyi nga nuyu mbokk yi Leral TV. yàlla ak ñoom di nuyu bu baax a baax waa Leral. xamante ne dëgg yàlla ci la bu Sénégal yi ràññi te loolu bu mënee nekk. parce que am na ay ndaw yu mel ni yow yoo xamante ne nga fa am taxaw wone jëmm ji nga xamante ne ndaw yi am nañ ko ci biir réew mi jëmm jooju nag moom laa bëgg rek ndaw yi réew mi mag ñi góor ñeeg jigéen ñi aussi ràññee ko ci ndaw yi réew mi ci pàcc bi nga xamante ne ñoo ngi koy apporter daal ci réew mi li mu doxal bu ma la nuyoo nag may permettre ma nuyu population bi yëpp rawatina nag population bu banlieue bi yëpp gën nga rawati fii nga xamante ne nag moom mooy Pikine Ouest fi nga xamante ne fa laa nekk maire maa ngi leen di sant leen di gën bu baax alors si fàttali rek monsieur Pape Gorgui Ndong moom nekkoon na ministre bi ñu dénkoon wàllu ndaw ñi laata boobu itam nekkoon na directeur général agence pour l'emploi des jeunes des banlieues alors monsieur le ministre suñu laaj dañ koy tàmbale ak actualité nationale comme ni ma ko waxee tey Sénégal coronavirus lëmbe na fépp fu mu la ñuy waxtaanee fépp mais mu mel ne état malgré effort yi muy def sensibilisation état Sénégal mu ngi continuer di enregistrer ay cas mu mel ne nit ñi ba léegi dégguñu li état di wax wala dégguñu boo ko docteur li muy wax tey ban jàngat nga am si cas yu ñuy continuer di ko enregistrer chaque jour. d'abord permettre ba rek ma à travers plateau bi ma mën a sant féliciter bu baax a baax son excellence le président de la République Macky Sall ginnaaw ba ma saluer mesures yu am importance yi nga xamante ne tey jël na ko jëmale ko ci loolu nga xamante ne tey nekk na feebar bi coronavirus. mbokk yi ni ma ko Paul Kagame président bu Rwanda waxee ñaan ma nit ma def bokk ci campagne bi maa ngi leen di invité yéen itam yéen wax Sénégal góor ak jigéen mag ak ndaw képp ku nekk ci biir réew mi yéen itam ngeen def tasaare lii di raxas ay loxo pour ñu xeex jàngoro ji nga xam ne mooy Covid-19. ginnaaw bu ñu ubbee robinet bi wala ñu sotti ñu ndox ci suñu loxo ñu tooyal loxo yi ñu jël saabu sotti ko ci biir loxo yi ñu jël ñaari loxo yi dal di ko frotter yëngal ko bu baax a baax ñaari loxo yi jaarale ko ci baaraam yi ba ci we bu ne nag ñu fexe fomp ko bu baax ak saabu bi ndax xëy na ci wey ci la feebar bi gën a mën a duggee su ko defee ñu frotter daal loxo yi ci biir ak ci biti biir loxo bi ak biti loxo bi bu baax a baax jël temps nag bu mu bon mu nekk genn wàllu minute 30 secondes su loolu weesoo ñu daal di li ñu wax jël loxo bi ci benn bi si ndeyjoor teg ko si càmmoñ bi frotter baax a baax su boobu paree ñu frotter ci biir frotter ci biti ak ci boor yi su loolu yëpp pare nag ñu daal di yëngal bu baax a baax loxo yi ba mu xëpp saabu bi bu xëbee ñu doog a nag delloo loxo yi raxas ko ak ndox ba mu set su ko defee ñu jël serviette wala lu ñu am loo xam ne set la lu ñu mën a fompe suñu loxo ñu daal di ko fomp bu dee robinet ñu tëj robinet bi mën nañ sax bu ñu defee saabu bi rek tëj robinet bi bu ñu paree nag doo ko ubbiwaat sotti ndox mi parce que faaw ñu yàqanal ndox mi aussi su ko defee ñu jël morceau bi fomp loxo yi ba mu set doog a fomp it robinet bi wala boog li nga xam ne moom la ñu jëfandikoo. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu bokk boole ko si lii tax ñu gën a fagaru ci jàngoro Covid 19.
mesures yooyu nag dina am yu mu impact ci suñu dund waaye liñ ci jublu rek mooy jàpp naa ne dafa bëgg a aar askan te loolu nag président de la république di ko def au niveau central gouvernement bi di ko mettre en œuvre ñun aussi collectivité territoriale dañoo baaxoo nekk ñoo xamante ne ay relais yu war a mën a accompagner mesures yi nga xamante ne président de la république jël na ko jëm ci aar askan bi ma seetlu nag ni nga ko seetloo xëy na sax niñ koy waxee ci malgré mesures yi nga xamante ne ñoo ngi koy jël yëpp mesures yooyu président de la république di jël le ministre de la santé di ko jël tout le personnel sanitaire di ko jël autorités yi di ko accompagner terewul virus bi mu ngi gagné di terrain mais gagné terrain boobu noonu dafa relatif puisque nag yaakaar naa ne nit ñi mobiliser wu nañ mobilisation boo xamante ne wax dëgg yàlla sensibilisation baa ngi fi mesure yaa ngi fi propagation bi nekkagul à la dimension te la doon xew tey ci yenn réew yi nga xamante ne foofu la jóge tey gis nañ lay xew Italie gis nañ aussi virus bi na nga xamante ne noonu dafay dawee kon war nañ mën tey wóolu dispositif sanitaire yi nga xamante ne tey suñu personnel sanitaire jël na ko suñuy autorité jël ko ci lii nga xamante ne jëm na ci prévention ñu nit ñu war a nekk ñi nga xamante ne dañuy suivre ci sensibilisation c'est vrai que nag ci biir sensibilisation boobu am na ci taxawaay boo xamante ne bu am solo bu la presse nationale di liggéey ma leen ci félicité ba pare nag ñu nekk ñi nga xamante ne aussi ñoom ñoo war a jàppale autorités yi à mon avis ci ñi nga xamante ne dañuy utiliser ay canaux pour communiquer ba pare te di communiquer ci li ñu xamul dara wala ñuy joxe ay informations yoo xamante ne méngoowul ak la nga xamante ne moom mooy dëgg. ñu gis depuis un certain temps quand même une mobilisation nationale autour ci li nga xamante ne président de la république yëkkati na ko ci ay wàllu mesure loolu ñu koy saluer kon pandémie moom xëy na ni muy lawee ak ni muy demee parfois mën na doon loo xamante ne lu xaw a jafee contenir la waaye bu amee une mobilisation nationale une unité nationale autour des autorités de la République autour de tout le personnel médical jàpp naa ne dina am lu bare loo xamante ne mën nañ ko moytu lu jëm ci propagation bi waaw li jaaxal nit ñi nag mooy comme ni nga waxee léegi propagation bi dafa doy waar au niveau adduna bi gis nañ ne chaque jour cas yi dafay multiplier wu di dem mais ñu bëri dañu wax ne état du Sénégal aussi dafa xaw a am benn négligence parce que boobu ba léegi gisuñu mu tëj ay frontières am te seetlu nañ ñi am cas ñëpp presque bitim réew lañ ko jëlee indi ko fi ndax jàppoon na aussi tey jot na comme ni ko ñu bëri waxee ñu tëj aussi frontières yi. xam nga lu jëm nag ci wàllum gestion bu catastrophe wala pandémie épidémie daf cee am taxawaay boo xamante ne tey président de la république da koo am ak gouvernement gannaaw ba mu mettre en place benn comité boo xamante ne tey ñoom ñooy saytu di waxtaan di orienter décision yi nga xamante ne moom gouvernement bi war a jël lu jëm nag ci ay tëj frontière loolu li muy impliqué dafa bari xëy na toutes les informations ñun duñ koy mën a am à notre disposition ba xëy na mën nañ am rek volonté boo xamante ne dañ koy exprimer ñun kat dañoo bëgg ñu tëj frontières yi waaye information ya nga xamante ne tey autorités yi ñoo ngi koy yor c'est à partir de ces informations la ñuy nattee décision yi nga xamante ne tey moom la ñu war a jël ginnaaw ba ñu mettre comité boo xamante ne ay spécialistes ak ay techniciens ñoo ci nekk di natt di xayma ban waxtu la ñu war a jël décision nangam ak ban waxtu la ñu war a jël décision nangam jàpp naa ne sunu réew Sénégal réew mu ubbeeku la ci àdduna bi réew muy sàmm relation diplomatique am ak yeneen i réew waaye réew mu am fulla ak fayda ci waxtu bu jotee pour jël décision yoo xamante ne ci réewam la jëm gëm naa ne autorités yi am nañ taxawaay bu mat sëkk boo xamante ne heure bu ñu waree jël décision dinañ jël décision tëj léeg-léeg nag nit mën nay wax sa yéene waaye boo ko exprimer ba pare rek ka nga dénk wóolu ko ci ban waxtu lay jël décision ya ñenn ñi nag parfois ñu profité ci di wax loo xamante ne méngoowul ak la ñu xam méngoowul ak la ñu jàng puisque état nag lu bare ci nekk loo xamante ne boo nekkee ci biti mun nga ko umpale waaye li am solo ba am solo mooy rôle bi citoyen bi am mooy alerter mooy wax bu waxee ba pare ka mu wóolu dénk ko na ko wóolu it
ci yan waxtu par rapport ak information yi nga xamante ne am na ko ca la koy jël ci waxtu boobu pour aar ko puisque nag gëm naa ne autorités yi benn objectif rek lañ am mooy aar askani Sénégal ci lii nga xamante ne mooy feebari coronavirus. mais est-ce que jàppoon na tam parce que ñu bëri dañu gëm ne rek si wàllu presque koom-koom moo tax nanguwuñu tëj frontière yi ñii tamit jàpp nañu ne sa xëy na France li si France nekk tax nanguwuñ koo tëj mais est-ce que état du Sénégal tamit ak information yi muy am aussi nit ñi di dugg est-ce que tey aussi jotul mu jël ay responsabilités parce que bu continuer nii tamit est-ce que duñ am yeneen i cas parce que démb rek wax nañ ñi ñëw kii ngeen ko fi indi Espagne di jóge est-ce que loolu du indi psychose aussi si bopp nit ñi. xam nga yaa ngi wax sànq wax France. ka ko indi jóge Espagne kon France warul mën a am benn influence te la nga xamante ne tey mooy décision yu suñu autorité Sénégal war a jël vis-à-vis ci seen nattaabu adduna bi. xam nga sëñ Fallou dañoo weesu jamono boo xamante ne maanaam suñu relation ki yeneen réew day nekk relation yoo xamante ne ñun dañ ñuy digal ñu def weesu nañ jamono jooju. man jàpp naa ne nekk nañ ci jamono joo xamante ne réew mu ci nekk say intérêt mooy li nga xamante ne moom ngay doxal Sénégal nag am na ay intérêt ci ay réew am na réew it yu am intérêt ci Sénégal waaye dafa am maanaam benn gis-gis boo xamante ne dafa yàgg ñu jëlee ko ci wàllum colonisation ba loolu jeex na bu yàgg ci wàllum économie nag oui décision booy jël tey buy am impact ci wàllum économie décision yu ñuy xoolaat la décision yu ñuy càmbar la décision yoo xamante ne boo koy jël éléments yi yépp a war a réunir ba nga am base boo xamante ne moom nga ko jëlee du Sénégal rek mooy réew moo xamante ne tey virus bi dugg na fa est-ce que yenn réew yi dañoo tëj seeni frontières déedéet réew mu ci nekk rek yow yaay natt tëjuñu suñu frontière suñu digganteeg Espagne tëjuñu ko suñu digganteeg Italie tëjuñu ko suñu digganteeg France tëjuñu ko it suñu digganteeg Chine sax bi nga xamante ne foofu la yëf yi tàmbale loolu nag kay appréhender mesure bi ka nga xamante ne tey niveau d'information tollu na foo xamante ne tey ci askan bi njeexitali askan bi lan moo ci nekk wàllam bi koy protéger kooku jàpp naa ne ki mu gën a yitteel mooy les autorités de la République mooy son excellence le président de la République ba waxtu tëjee école yi jotee gis nga ko tëj nañ ko ba waxtu arrêter toutes les manifestations publiques ba mu jotee génn na wax ak sénégalais yi ne nañ arrêter manifestation publique tey arrêter manifestation publique rawatina kilifa diine yi Sénégal ñëpp xam réewu diine bi mu doon ak manifestation diine yi ñu doon dëgmal arrêté loolu moo gën a métti tëj frontière kon bu fekkoon ne ci wàllum fit rek la ñuy tëjee frontière jàpp naa ne wax dëgg yàlla président de la République soxlawul ñu ko koy rappeler puisque gëm naa ne ci moom ci boppam tey bu waroon a choisir entre tëj frontière ak annuler lépp li nga xamante ne manifestation publique rawatina suñu manifestation diine yi mu war a tànn ban moom li ko gënal ban la ci war a arrêté gëm naa ne tëj frontière lay def puisque gëm naa ne li ko gënal mooy suñu manifestation religieuse yooyu puisque loolu mooy fondement bu réew kon nga xam ne rek nekkul ci appréciation bi nekkul ci maanaam am naa fii fit wala awma fii fit wala daa am beneen main extérieure boo xamante ne moo nekk ci ginnaaw di ma tere ma jël bi décision weesu nañ boobu jamono. Nous avons un président de la République qui est né après les indépendances mais qui croit à son pays c'est-à-dire ku gëm réewam ku gëmit taxawaay bi nga xamante ne war na koo mën a am ci réew mi pour coppite yenn yi am ci biir réew mi ma jox la ci exemple rek lu bari loo xamante ni tey ñu bari dañuy wax sax que ñee ñooy dicté politique bi faut les institutions financières ñoom ñoo ñuy wax li ñu war a def France moo ñuy wax li ñu war a def bu fekkoon ñooñu rek lañ doon topp ci politique bi nga xamante ne moom la ñuy mettre en place plan Sénégal émergent du am kon train à grand écartement terre bii Sénégal du ko def puisque nag bi ko président de la République di yëkkati institution financière yu mag yi yëpp benn d'accord ci woon ak Sénégal président de la République ba ñoo ko doon digal ne ko na nga jël comme suñu train yooyu nekkoon fii yooyu ngay defaraat mu ne leen man train à grand écartement laa bëgg
moom laa bëggal sama réew jot na kon ci après lañ ñëw fekk si ko ci loolu kon jàpp naa ne réew waxtu boobu weesu nañ ko yàgg na kon réew mi ci jamono yi ñu nekk nii aussi du ma sax wax lu bari lu jëm ci contradiction puisque nag dañoo nekk ci waxtu yi mobilisation bu rëy boo xamante ne autour des autorités de la République ci lii nga xamante ne jëm na ci pandémie bii di coronavirus. bon dëgg la wax nga duñ dugg sax si wàllu politique lu bëri c'est vrai bon gis naa nag ku mel ne yeneen parti politique yu bëri ak chef de parti yu bëri ñu gënoon a virulent félicité nañ président si mesure yi mu jël bon à part except peut-être Sonko parce que moom li mu wax aussi xel nangu na ko mooy dañoo bàyyi ba yëfi dugg fi ñuy doog a jël seen i mesure tey loolu tamit wax dëgg yàlla xel nangu na ko tamit. waaw comme ni mu ko waxee rek jàpp naa ne comme ni ma la ko waxee sànq damay féliciter toute la classe politique ci quand même unité nationale bi puisque nag gouverner c'est très difficile waaye opposé wu bi lu metti la puisque booy opposé wu day njort ne yow place kii gouverner nga soxla kon parfois apprécier la mu def luy jafe na mais responsable autorité politique yi nekk ci kujje gi bu ñu demee ba mën a saluer tey ay décisions yoo xamante ne président de la république jël na ko jëmale ko ci askan bi kon am nañ vraiment auteur bi ma leen di féliciter di leen di gërëmit di leen di sant xëy na nag am na seen biir ñoo xamante ne wax dëgg yàlla bëgg nañ créer beneen discours ñëpp xam nañ ni ma xawee virulent ci ki ngay wax nga xamante ne ñëpp ñi leen jaar mu jaar neneen. ah doo tudd turam Ousmane Sonko. waaw yow yaa ko tudd kon wax dëgg yàlla jàpp naa ne kenn gënul virulent kenn gënuma virulent ci bu génnee kàddu mais tey dinaa ko bett duma ko tontu ci yoon boobu xëy na rek dama koy ñaan ci unité nationale bi nga xamante ne am na ci biir réew pour une fois mu ñëw rejoindre ñëpp ñi nga xamante ne ñoo nekk ci dynamique yi accompagner réew mi ci phase bi nga xamante ne toll nañ ko mu métti lool ñu am ku ci nekk ci ñun am taxawaay boo xamante ne da nga ko war a am une fois dans sa vie mu mun a nekk ci côté ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo yor réew mi pour accompagner population yi ci fi nga xamante ne fa lañ jëm dinaa ko concéder lu bari puisque nag am na ci yu bari yu ma ci dégg ba ci tabax stade ñu war ko jël indi ko ci santé du ma tontu dama ko ci wax dëgg yàlla dina ko ci épargner puisque gëm naa ne culture état ak xam nan la état di fonctionner boo ko xamee nekk koo xamante ne da ngaa bëgg a jiite réew ah man jàpp naa ne am na communication yoo xamante ne du la honoré puisque nag lu ci nekk ci réew mi daa am pàcc te pàcc bu ci nekk dara ëpp ko importance ci biir réew mi. monsieur le ministre ba ma ko mayee foofu dinaa la dagg parce que itam ñu bëri dañu jàpp ne opposition bi tey seen déclaration yi ñu def c'est une suite logique des choses parce que ñoom ñëpp ku nekk da ngaa toogoon solo xur na nga woo opposé Sonko moo fi nekkoon ay Guy Marius Sagna kon c'est normal tey bu gisee loo xam ne doxul moo taxaw ne lii da ngeen a faire à seen mission. opposé wu kenn du ko bañ ñooñu toogoon waxuñu seen mode d'opposition la. puisque nekkuma ci opposition bi bay apprécier ñoom nan la ñuy doxalee mais dama jàpp ne ku ci nekk ak la ngay opposé wu mais am na waxtu yoo xamante ne tey bu jotee ñu nangul leen it seen opposition kenn bañalul leen seen opposition ñi nga tudd kenn bañalul leen seen opposition waaye am na fu réew di toll ci yenn situation yi di nga opposé wu ñeneen ñi saluer déclaration président de la république kan moo leen di génne ci opposant la loolu defu leen ay partisans du président de déedéet c'est parce que dañoo mesurer la gravité de la situation et ce qu'il faut pour le moment pour ñaax puisque am na leader yoo xamante ne bu ñu waxee seen kàddu nekkatul pour ñoom rek. Partageons les consignes et la solidarité, pas le virus.
li ñuy indi mooy cohésion nationale ci jamono joo xamante ne réew mi da ko soxla lool pour def face à la pandémie kon boo waxee ñi ànd ak yow ci ni nga waxee mun na am ñuy xoolee noonu kon jamono jooju bu tollee foofu da ngay ànd ak nit ñi ci liy jàmmi réew mi da ngay ànd ak nit ñi ci li nga xamante ne mooy njëriñi askan bi waaye doo jël na nga koy politiquer rek mooy politique maanaam nihiliste mooy dara baaxul kenn defu fi dara kenn baaxul kenn bëggul réew mi yow rek yaa bëgg réew mi loolu am na ay waxtu yoo xamante ne mën nañ ko permettre nit mu def ko mais li ma ci bëggoon a wax rek mooy ñaax ko dynamique yi unité bii pour préserver cohésion nationale bi bañ a dugal population bi ci panique mu ñëw ànd ak les autorités de la République ci mesures yi nga xamante ne jël nañ ko ba lii nga xamante ne tey moom mooy musiba bu dal nekk ci biir réew mi ñu fexe ba accompagner ñun suñu personnel médical may leen doole ji ba ñu mën a faire face ci li nga xamante ne tey mooy feebar bi fexe ba mu yem ci cas yi nga xamante ne tey ñoom ñoo nekk ci biir réew mi waaye it fexe ba dootu fi am. alors mais est-ce que itam doo ñaax la ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr génn démb wax ne ñi nga xam ne dañuy def ay fake news sur les réseaux sociaux mais est-ce que seen communication bu demee woon ni mu war a demee aussi nit ñi dinañ génn à chaque fois parce que réseaux sociaux yi ba léegi seetlu nañ ne am na ñoo xam ne gëmmuñu ne sax ne feebar bi am na. loolu ñaax ministre de la santé moom moo tax ba président de la République jëlee dogal bi ñun ñu jàpp ne pouvoir décentraliser les collectivités territoriales. ma engagé benn waxtaan bu am solo bu yaatu nag ci biir commune bi damaa jokkoo médecin chef de district ba ma waxtaanee ak moom ba pare woo autour de lui l'ensemble des acteurs yi nga xamante ne moo nekk ci biir commune bi ku ci nekk ca taxawaay ba nga xamante ne war nga ko mën a am ñu ñëw waxtaan ak médecin chef ci mesures yooyu nga xamante ne jël nañ ko d'abord nan lañu war a mën a def pour les mesures préventives ñu waxtaan ci ba mettre en place comité boo xamante ne dina dem sensibiliser ci population bi ci yan mesures préventives lañu war a jël pour accompagner le ministère de la santé waaye it ma jàpp ni bu weesoo mesures préventives yi dafa laaj aussi ay dispositions nécessaires mooy yan moyens dañu war a mën a utiliser pour d'abord aar suñu personnel médical puisque damay rappeler ne ci biir département Pikine ba mu daj maa fi uppale personnel médical kon sama responsabilité dafa doon le président de la République wax pour ñu aar suñu personnel médical ci jamono ji ñu toll ci feebar bi kon kenn gënuma ca ëpp responsabilité ñu fexe ba médecin chef wax ñu exprimer ñu besoins yi yëpp listé ko ci nan lañ mën a aaree suñu personnel médical ak nan lañ mën a arrêté mën a aar suñu personnel médical ba ñu aaral ñu suñu population yi nga xamante ne yëpp virus bi du fi ñëw waaye loolu bañ ci waxtaanee tey ba dem dafa am ay mesures yu fortes ak ay recommandations yoo xamante ne dañoo génn ci biir waxtaan bi puisque acteurs yi nag dañoo wuyu ak doole ñëw ku ci nekk laaj personnel technicien de la santé lan ak moo war question bu ci nekk ñu posé ko ñooñu répondre à la dimension ci li nga xamante ne moom lañ doon xaar ci ñoom mu laaj investissement bi ñu war a def ci santé bu fekkee ne tey expression de besoin bi ci ni ñu defaroon suñu nomenclature budgétaire santé nekkoon compétence transférée waaye bañ koy def wax dëgg yàlla sóoraale mënuñu woon a xaar pandémie bu toll nii est-ce que du laaj ci jamono yi ñu nekk benn réaménagement budgétaire boo xamante ne day dal ci imposer ci loolu nag may woo collectivité territoriale yëpp parce que gëm naa ne ñoom ñooy njeexitali politique yi gouvernement bi kon ñoom ñoo war a njëkk a taxaw ci nan la ñuy aaree population yi ci feebar bii seen contribution moo war a ëpp ci contribution yi nga xamante ne dina jëm ci ñiy jàppale état ci seen taxawaay kon ñaax ministre de la santé moo nekkoon ñu jël suñuy responsabilité en tant que collectivité territoriale la nga xamante ne moom
mënagu caa def ñun collectivité territoriale ñu jël responsabilité ak sunuy médecin chef ànd ak ñoom def ko pour aar ñi nga xamante ne mooy population bi kon population bi exprimer le besoin de mettre en place benn comité local de gestion ginnaaw ba ñu mettre en place comité national bi comité régional ak comité départemental kon au niveau local population bi exprimer un comité local bu ñuy mettre en place bu réunir defar un plan d'action ci plan d'action boobu dañuy insérer volet sensibilisation bi nga xamante ne dafa war ak suñu acteurs communautaires ci l'ensemble ci cibles yi tels que des espaces publics yi nga xamante ne am nañ ko waaye surtout population bi nga xamante ne dañ leen a war a informer sensibiliser leen ci li nga xamante ne mooy mesure préventive waaye it ci biir boobu plan d'action ci la ñuy lister aussi tout le matériel nécessaire bi nga xamante ne commune bi attan na ko pour équiper ko déjà le district sanitaire les postes de santé ak lépp li nga xamante ne war nañ koo mën a équiper tous les services publics yi nekk au niveau de la commune pour taxawaay bi nga xamante ne war nañ ko mën a am en tout cas daal pour que puisque nag bu ñu fàtte ne banlieue bi ñu nekk Pikine fii plus de 1,3 million personnes ñoom ñoo fi dund kon dafa war a am dispositif bu am solo bu ñuy jël pour que feebar bi du fi dugg puisque nag am na sax ñu ma déggoon ci biir presse ci biir ñuy wax ne détecté nañ fa benn cas à Pikine mais ma bëggoon a revenir rek après la communication du médecin chef de district bi nga xamante ne daf ñoo ràññaloo la nga xamante ne tey mooy ay cas suspect cas détecté ak cas confirmé ci loolu yëpp amul ci lenn loo xamante ne tey ci Dominique jël nañ fa détecté nañ fa benn cas boo xamante ne tey ci feebar bi kon information yi nga xamante ne ñoo ngi koy def bëgg naa aussi nit ñi ànd di joxe information juste et vrai puisque nag la commune aussi par rapport ak taxawaayam du nangu ñuy tilimal commune bi puisque impact bi ci war a am xam nañ ko tey imaginer boo waxee ne district bu Dominique am na cas képp ku amoon malade war koo yóbbu Dominique pour mu faju ji da ngay wax ne dootuma fa dem kon santé communautaire bi nga xamante ne moom lañ doon promouvoir santé de base bi nga xamante ne moom lañ doon promouvoir ñëpp dañuy wutali yeneen district wala yeneen hôpitaux di fa dem alors que la ngay wax du dëgg personnel médical ba nga xamante ne tey moom mooy liggéeyee Dominique imaginer nga nekk ci rajo bi rek ne am na cas man bu ma dëkkoon ak kuy liggéeyee Dominique ma commencé di ko stigmatiser loolu nag dafa nekk loo xamante ne aussi la commune du ko nangu en terme de communication li ñu bëgg mooy képp koo xamante ne yaa ngi wax ci wàllum Dominique il faut d'abord se référer au médecin chef de district nga xamante ne information bu mu la jox boo ko jàllalee dinañ xam ne lii information la wala boo ko waxee dinañ xam ne bii information juste la. alors c'est vrai yéen a ngi jéem a jël seen disposition yéen a ngi def ay réunion mais est-ce que yéen tey am ngeen ay moyens ak est-ce que aussi gestion crise bi am est-ce que ñu ngi leen si boole les maires parce que dafa mel ne tey man gisuma Sénégal vraiment maires yi mel ne ñoom ñëpp dañu toog ku nekk di xaar yi fi ak si yow yàlla très mais tey dafa mel ne tey bu duggoon si communes yi nit ñi danañ sonn parce que gisuma fenn man fu maire yi wootee pour gestion bi crise bi. Implication maire yi loolu c'est déjà en amont depuis très longtemps puisque ba président de la République jëlee acte 3 de la décentralisation ci biir acte 3 boobu ñu transférer les compétences jël santé transférer ñu ko ñun lañ ñu impliqué déjà ci gestion crise bi comité national ba nag gëm naa ne peut-être le président de l'AMS mu nga ca di représenter maire yëpp mais jàpp naa ne maire bu ci nekk yaa war a jël sa responsabilité autour de toi nga réunir ki nga xamante ne mooy médecin chef ngeen liggéey ci des mesures préventives yi nga xamante ne war na ci sa territoire communal puisque noonu rek lañ mën a accompagner la politique du gouvernement la politique de l'État du Sénégal jëm ci wàllum santé kon appel bi du doon leneen lu dul dès maintenant amul benn maire bu warati toog di xaar di wax ne virus bi yëg seegul sama commune motuwaay yi war yëpp yaa war a njëkk a jóg taxawaay bi nga xamante ne moo ci war faire appel à toutes les bonnes volontés du territoire communal faire appel à tous les acteurs de la commune impliquer tout le monde dans la gestion
de cette crise mais surtout nag laisser la parole aux médecins au personnel de santé ñoom ñu nekk ñi nga xamante ne ñoom ñooy communiquer ñoom ñooy wax ñoom ñooy indiquer taxawaay ak mesures yi nga xamante ne war naa mën a nekk en tout cas j'exprime man notre solidarité suñu soutien total au ministre de la santé au président de la République Macky Sall ci taxawaay bi nga xamante ne un maire du Sénégal war na ko mën a taxawu pour accompagner li nga xamante ne tey mooy le Sénégal dans cette crise et loolu gëm naa ne ndaje bi ñu daje tey acteurs yi wuyu bi nga xamante ne wuyu si nañ ba ñépp ñi nga xamante ne ñoo nekkoon même ci mouvance présidentielle mieux ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk de l'opposition ñu représenter leen dans la commune de Pikine Ouest ñoom ñëpp dañoo répondre à l'appel puisque ñoom ñëpp laa woo téléphone ne leen yëf yi du gestion bu parti politique wala bu mouvance présidentielle Sénégal moo soxla suñu commune moo soxla parti dootul amati kon ñëpp ay war a àndandoo puisque nag cohésion boobu ma lay wax ma koy souhaiter aussi au niveau national di ko doon féliciter ci leader politique yi nga xamante ne tey jóg nañ féliciter le président de la République Macky Sall ci décision yi nga xamante ne jël na ko mën naa ko firndeel au niveau territorial au niveau local puisque seeni représentant ñëpp ñi nekk fii ci biir commune bi ku ci nekk dama laa woo téléphone bàyyi nga say soxla ñëw ci concertation tey bi te ba ñu fa jógee ku ci nekk xam nga yokk nga ci wàllum xam-xam ci feebar bi waaye it am na loo xamante ne di nga ko natt mun na dem waxtaan ak ña nga xamante ne ñooy sa groupe waxtaan ak say mbokk say jegeñaale say dëkkandoo ci taxawaay bi nga xamante ne tey suy mesure préventive yi rek war nga koo mën a accompagner population bi kon ni ñu ko defee ci biir commune bii laa bëgg yi noonu lañ koy saluer ni ñu ko defee autour du président de la République Macky Sall autour de tous nos guides religieux nga xamante ne tey ku ci nekk ci ñoom yaa ngi observer les mesures yaa ngi mettre en œuvre mesures yi nga xamante ne gouvernement bi jël na ko kon waxtu bii ñu nekk ci lañu soxla dëgg-dëgg solidarité nationale te gis nañ ko nag ñu exprimer ko bu baax a baax ñu ciy sant ñëpp di gërëm ñëpp alors daanaka la ñu mayoon si waxtu wi jeex na mais mënumaa la invité du ma am benn point boobu laaj parce que dafa mel ni nit ñi coronavirus bi moo tax kenn bàyyiwu si xel mais scandale bi BBC génne fan yi wane na nit ñaa ngi coow coronavirus bi mais état du Sénégal ñu ngi bàyyi waa Gambie di jël seeni garab di ko roñ di yóbbu kenn waxu si dafa mel ni yéen coronavirus bi daf leen arrangé si côté boobu coowu coronavirus bi sa laay wax. loolu nag xam nga coronavirus moom daa am pàcc boo xamante ne c'est vrai que c'est une solidarité nationale. interpellé nag ñëpp ci benn mouvance boo xamante ne ci la ñu nekk waaye du tere yeneen secteurs yi dox ci biir réew mi gouvernement bi mu ngi koy doxal te na mu ko war a doxalee tey sur la République de Gambie ñoo ngay jël suñu bant yi di ko yóbbu. bois rose. suñu bois rouge ak yeneen di ko yóbbu du ma ko firndeel ndax nag du communication bu gouvernement kan moo ko génne BBC encore BBC dinaa waxaat encore BBC Sénégalais yi bàyyi xel ci lii nga xamante ni moom lay wax BBC ba ñu waxee waxi pétrole ci Sénégal ba léegi BBC def na fi benn reportage boo xamante ne tendance bi yëpp mensongère la amut lenn loo xamante ne rek BBC wax na ko ci Sénégal fii loo xamante ne jubluwuñ ci dañoo jublu woon rek Sénégalais yi dóorante seen biir jaxasoo seen biir mu indi ay ëmmat ci biir réew mi jéem nañ ko nag entre Sénégalais yi xam ne nous avons un peuple mûr xam ne liberté d'expression ci réew mi rek lañ ko bàyyi nit ñi wax ñu jël dossier ba yóbbu justice ñu xam ne kon mënuñu jaxase Sénégalais yi entre ñoom ñu wuti feneen foo xamante ne. mbokk yi ni ma ko Paul Kagame président bu Rwanda waxee ñaan ma nit ma def bokk ci campagne bi maa ngi leen di invité yéen itam leen wax Sénégal góor ak jigéen mag ak ndaw képp ku nekk ci biir réew mi yéen itam ngeen def tasaare lii di raxas ay loxo pour ñu xeex jàngoro ji nga xam ne mooy Covid-19. ginnaaw bu ñu ubbee robinet bi wala ñu sotti ñu ndox ci suñu loxo ñu tooyal loxo yi. ñu jël saabu sotti ko ci biir loxo yi ñu jël ñaari loxo yi
dal di ko frotter yëngal ko bu baax a baax ñaari loxo yi jaarale ko ci baaraam yi ba ci we bu ne nag ñu fexe fomp ko bu baax ak saabu bi ndax xëy na ci wey ci la feebar bi gën a mën a duggee su ko defee ñu frotter daal loxo yi ci biir ak ci biti biir loxo bi ak biti loxo bi bu baax a baax jël temps nag lu mu bon mu nekk genn wàllu minute 30 secondes su loolu weesoo ñu daal di li ñu wax jël loxo bi ci benn bi si ndeyjoor teg ko si càmmoñ bi frotter baax a baax su boobu paree ñu frotter ci biir frotter ci biti ak ci boor yi su loolu yëpp pare nag ñu daal di yëngal bu baax a baax loxo yi ba mu xëpp saabu bi bu xëbee ñu doog a nag delloo loxo yi raxas ko ak ndox ba mu set su ko defee ñu jël serviette wala lu ñu am loo xam ne set la lu ñu mën a fompe suñu loxo ñu daal di ko fomp bu dee robinet ñu tëj robinet bi mën nañ sax bu ñu defee saabu bi rek tëj robinet bi bu ñu paree nag doo ko ubbiwaat sotti ndox mi parce que faaw ñu yàqanal ndox mi aussi su ko defee ñu jël morceau bi fomp loxo yi ba mu set doog a fomp it robinet bi wala boog li nga xam ne moom la ñu jëfandikoo. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu bokk boole ko si lii tax ñu gën a fagaru si jàngoro Covid 19. diplomatique bi ñu am relation yi nga xamante ne am nañ ko dafa jéggi lu bëree bëri relation yi Sénégal am ak réew yu bëri. la preuve président Gambie ak gouvernement séjour nañ la rek ci biir Sénégal di coow daal di ko créé ci biir réew mi. scandale la mu koy génn comme ni ko média yëpp war a defee xëy na ñoom dañoo am doole def yooyu mais bu doon seeni Sénégalais yi am nañ moyens yi ñoom am xëy na dañ ko génn. bu ñu informé woon juste et vrai de man la ñu waxoon ci scandale yi pétrole ba anam. loolu tribunal dina ko leer tribunal. Gambie ci la bokk kon relation yi ñu lié Gambie. BBC mënuñ ñoo jaxasee suñu mbokk. waaw monsieur dafa am nag ay traité ak ay loi yu bari yoo xamante ne ñoo ñu tënk ak waa Gambie ci lii nga xamante ne mooy la lutte contre les coupes de bois. waaw mais foofu nga may ma dagg la parce que itam est-ce que itam du accusation yi légère BBC dafa bëgg a ñëw jaxase Sénégal sotti wul mu dem jaxase ñoo Gambie BBC ay journalistes yu xarañ ñoo fa nekk et puis. reportage yi ñu def da ngay gis ay image gis ay jëf yoo xam ne da ngay xam ne lii aussi mu kenn mënu koo weddi tamit. xam nga boo jëlee coupe de bois xam nañ ne ñun am na coupe de bois illicite Sénégal ak Gambie dañoo signé ay traité ñoom ñaar pour xeexandoo buy am it xam nañ ne am na coupe frauduleuse bu leer la am na waaye nag xëy suba teel rek jiiñ ko république yi lémm am na leneen loo ci jublu leneen loolu nga ciy jublu nag la Sénégal dul nangu Sénégal bu buggee régler problème am ak Gambie du BBC moom moo ko koy wax suñu problème ak Gambie am nañ ay cadre yu bari yoo xamante ne tey foofu la ñuy toog waxtaanee càmbar ko ba jël ci mesures yi nga xamante ne moom lañ ci war a jël ba loolu amee ministère du développement durable dafa génne ab bataaxal informer juste et vrai que ñoom ak Gambie ànd nañ ci ay convention traité yu bari ak yoo xamante ne ay loi la yu ñu voteendoo yoo xamante ne tey dañuy aarandoo la nga xamante ne mooy sunu forêt boobu nekk ca Ziguinchor kon man jàpp naa ne disposition ya nga xamante ne gouvernement Sénégal war na koo jël ak Gambie motul sax semaine wala ñaari semaine gouvernement Gambie séjourné na fii ci réew mi ñu def conseil des ministres ensemble kon yooyu question bu fekkee ne am na fa dinañ ko fa waxtaanee na mu gënee mais li ma bëgg daal sensibiliser Sénégalais yi mooy ñu def attention ca reportage yoo xamante ne rek dañuy jékki-jékki rek def est-ce que Sénégal sàcc nañ pétrole ak réew yi nangam muy sàcc suñu boye loolu rek moo nekk Sénégal est-ce que loolu rek mooy actualité Sénégal boo xamante ne rek ab benn télé acharné wu na rek ci biir Sénégal di coow daal di ko créé ci biir réew mi. scandale la mu koy génn comme ni ko média yëpp war a defee xëy na ñoom dañoo am doole def yooyu mais bu doon seeni Sénégalais yi am nañ moyens yi ñoom am xëy na dañ ko génn. bu ñu informé woon juste et vrai de man la ñu waxoon ci scandale yi pétrole ba anam. loolu tribunal dina ko leer tribunal. mbokk yi ni ma ko Paul Kagame président bu Rwanda waxee ñaan ma nit ma def bokk ci campagne bi
maa ngi leen di invité yéen itam yéen wax Sénégal góor ak jigéen mag ak ndaw képp ku nekk ci biir réew mi yéen itam ngeen def tasaare lii di raxas ay loxo pour ñu xeex jàngoro ji nga xam ne mooy Covid-19. ginnaaw bu ñu ubbee robinet bi wala ñu sotti ñu ndox si suñu loxo ñu tooyal loxo yi ñu jël saabu sotti ko ci biir loxo yi ñu jël ñaari loxo yi dal di ko frotter yëngal ko bu baax a baax ñaari loxo yi jaarale ko ci baaraam yi ba ci we bu ne nag ñu fexe fomp ko bu baax ak saabu bi ndax xëy na ci wey ci la feebar bi gën a mën a duggee su ko defee ñu frotter daal loxo yi ci biir ak ci biti biir loxo bi ak biti loxo bi bu baax a baax jël temps nag bu mu bon mu nekk genn wàllu minute 30 secondes su loolu weesoo ñu daal di li ñu wax jël loxo bi ci benn bi si ndeyjoor teg ko si càmmoñ bi frotter baax a baax su boobu paree ñu frotter ci biir frotter ci biti ak ci boor yi su loolu yëpp pare nag ñu daal di yëngal bu baax a baax loxo yi ba mu xëpp saabu bi bu xëbee ñu doog a nag delloo loxo yi raxas ko ak ndox ba mu set su ko defee ñu jël serviette wala lu ñu am loo xam ne set la lu ñu mën a fompe suñu loxo ñu daal di ko fomp bu dee robinet ñu tëj robinet bi mën nañ sax bu ñu defee saabu bi rek tëj robinet bi bu ñu paree nag doo ko ubbiwaat sotti ndox mi parce que faaw ñu yàqanal ndox mi aussi su ko defee ñu jël morceau bi fomp loxo yi ba mu set doog a fomp it robinet bi wala boog li nga xam ne moom la ñu jëfandikoo. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu bokk boole ko si lii tax ñu gën a fagaru si jàngoro Covid-19. ne am nañ ko ci àdduna bi ñëpp di ñu seetaan kon ku ci nekk da nga ci am responsabilité. na nga ko dox ba mu wéy. collectivité territoriale yi nag à travers le président de l'association des maires du Sénégal bëgg naa mu jël la ferme mesure d'impliquer tous les maires du Sénégal dans cette guerre nga xamante ne on a déclaré la guerre au coronavirus. Quand on est en guerre nag le soldat chaque citoyen sénégalais doit se constituer aujourd'hui en soldat te soldat wax ji warta bari soldat dañ lay wax jëfal nga jëf ci waxtu boobu la ñu toll sénégalais bu ci nekk constitué wu soldat jëf ci taxawaay bi nga xamante ne moom la ñuy xaar ci yow. jërëjëf monsieur le ministre ñu ngi lay gërëm vraiment si disponibilité bi ak groupe yëpp di gërëm suma caméraman Fallou ak suma encadreur Ndeye Maguette doon am mbégte doon leen dara seen émission bi di Jokko nag doon ngeen ko faral di gis ay bés bu ne waaye situation oblige coronavirus oblige dinañ fas yéene képp koo xam ne jàpp nañ ne war nañ mën a waxtaan ak moom si feebar